the master beef dëkku Pawlish Ouzin Keita tëkkaleeg yàpp jën keccax sëriñ bu si wet bi mu ngi lay naax da nga xiif mu ni sara xelaax ay lekk sa xaalis paresse luñ la nga tourné bëgguma ko jiiñ def li may def toog teg la samay tànk yor sama socc bi di siiñ man damay clean teg si damay salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora bi rawatina yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre télévision bi nga xamante ni moom la ñuy wax Thiaroye Yeumbeul TV tey dañ fi ñëwoon indil leen benn émission bu bees bu tudd Art Jeunesse Art Jeunesse li ko tax a jóg mooy day dugg ci ndaanaan yi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk ci gox bi ak ruq-ruqaat yi génn leen laaj leen lan nga xamante ni tey moom la aar bi manqué nan la ndaw ñi mën a def ba tey aar bi nga xamante ni ñoom ñëpp daw nañ jublu ko pour yaakaar see tekki ñenn ñi yaakaar ci leneen nan la ñuy def ba xam fi ñu jëm ñu ñëwoon tey seet ci jëmm ji nga xamante ni nii ku ne xam ku ko xamul dégg nga ko mun naa ni Sénégal kenn dootu ko naataal ndax ñëpp xam nañ ko muy Leyti kan mooy Leyti ñii ñu ngi koy woowee Papa Leyti ñii di ko woowee Tonto Leyti ñii di ko woowee Leyti Fall mu doon jëmm ji nga xamante ni nii tey jëmm ju yéeme la muy xol bu rafet ba bëgg aar ba ak nation bi ñu ci am ak gëm-gëm bi tey man ma koy woowee king de la banlieue moom lañ seeti woon tey fii ci Arco banlieue kon sama gaay topp leen ma ci biir ñu wax kan mooy Leyti ñu ngi dajeeg maa ngi seen benn waajoo xamante ni daanaka boo ko gisee rek mel na ni gis nga Leyti ndax am na loo xalaat ci kaw suuf ci aar bi wala lépp loo gis ci biir aar bi ñoom ñaar bokk nañ ko foo mënti dem fekk ko fa mooy doomu ndayam mun naa ni tey biteel lépp lu muy xeeñ rek moom la sañ bay xeeñ tey jëmm jaa ngi nii ma di ko seen sunu grand siyaar naa la ngi doole siyaar wér waaw moom la waaw Thiaroye Yeumbeul TV tey ñoo leen seet si woon tey dañuy am contact ak bëgg-bëgg ak ngëm-ngëm bi ñëwee daj ci yow suñu xel day daal parce que jëmm ji ñu doon waxtaanee léegi muy Leyti Fall man ma koy woowee king de la banlieue tey foo ko gis nga waaj daanaka moom mooy kon bu ñu ñëwee ci bunt bi tey di ko seet si dajeeg yow ñun suñu xel day daal tey nag ñoo leen seet si woon di la laaj lan mooy sa xalaat ci bis bi ak suñu jàmbaar ji tey ci nan la nekkee ak lan nga ñu mën a yor ci moom laataa ñu koy daj incha allahu rabbi d'abord dans un premier temps dama lay fekk si rek ginnaaw ba ma leen nuyoo di sant yàlla bu baax aussi dégg naa sa wax maanaam boo doon siyaare ji Kaabatulaay taseeg Mouhamed da ngay wax sa soxla dëgg la effectivement ki nga wax kenn la ci man il représente tout pour moi donc damay am sawarte ngir ñëw fii wax dëgg yàlla di ma laaj ci moom ndax nag boo leen ma laajee ci moom tamit laaj ngeen ma lu ma maîtriser ci moom dëgg la donc muy nit koo xamante ni d'abord dans un premier temps moom daf li muy représenté ci aaru Sénégal ñëpp xam nañ ko dëgg la parce que nag lu ne fàng kenn du ko jeex dëgg la rawatina kër gii ngeen ñëw mooy suñu kër fii la ñuy répété tous les lundis di fi tase ñu nekk 600 et quelques membres def fi lu ne am ci lu ne maanaam nag ñu nekk ci métier bu xaw a doy waar dëgg la mais nag comme moom dafa gëmoon la réussite est au bout de l'effort dëgg la il était trop patient lu mu am ci aar tey ji moo ko liggéey mérite la waaye du chance parce que dafa fee fekk dëgg la ndax moo ko liggéey dëgg la moom xamoon na loolu heureusement que il a bien compris que art bi ñuy def théâtre bi ñuy def dafa laaj xaar mooy patience loolu la dund nag ba tey ji lu mu ci am lu ne rek moo ko liggéeyal boppam donc am contentement rek ci ñi ngeen ñëw seet si ko dajeeg man loolu tamit mbégte la c'est un plaisir et le plaisir aussi est partagé Demba ndax Yeumbeul Thiaroye Yeumbeul TV suñu télé la te yàlla na ko yàlla ful yéen a xam li ngeen ci bëgg vraiment aussi tamit yàlla defal leen ko bi ngeen dajeeg man sax bu leen neexoon mën ngeen dëpp mais nag dafa rafet tamit jaadu na boo leen ma fi fekkee ma dalal leen ndax nag booy dugg ci buntu da ngay fëgg kon fëgg ngeen bismillah dugg leen ci biir ok ki ngeen gis nii ñu dajeel nii mun naa ni lim leen wax amaana lim denc moo ko ëpp ndaxte nit la koo xamante ne nii tey mun nañu wax ni ñun bu ñu ñemee moom am na ci responsabilité bu rëy parce que dafa doon nit ku yaatu nit ku gëm boppam nit ku bëgg boppam nit koo xamante ne nii bu gisee ndaw buy dund aar daf koy jaral mu di la tarbiyu ba nga yaakaar ni sax daa am ay intérêt yu mu am ci yow or que du loolu moom li ko yitteel ak li ko soxal mooy naka lay def ba xam-xam bi dugg ci yow parce que tey bu ñu xasee ndaw ñi ñoom la ñuy xas bu ñu leen taggee ñoom la mais ñoom de gëm naa ni képp ku ànd ak ñoom wareef bi leen war dinañ ko def te ñu ngi ci kaw parce que 600 et quelques personnes ay nit yombul tée ndax nit sàmm ko dafa jafe mais ñii ñu ngi say bay seen waar parce que du benn at doguma la 600 yooyu ci biir 600 yooyu am nañ fi 25 mariages
sakkante seen biir loolu yombul fenn ci association wala daje boo mënta gis yomb ci moom en personne mi nga xamante moom mooy njiit bi di personne morale bi di ku dëgg di ku baax am na fi juróom-ñaari turandoo ci biir association bi xam nga loolu c'est pas facile c'est pas à la portée de n'importe qui du loo bëgg la nga am ko mais loolu ku ko yàlla jagleel donc loolu aussi dañ koy santé suñu borom waaye moom it daf cee liggéey lu bari yow tamit da ngaa baax xam nga humble ak modeste mënta weesu nga wax lii nga wax mais lépp loo wax ci ñun rek gis nañ ko ci yow ndax tamit xale bu setee loxo rek mën a bokk ak ay mag te li ñuy def nii damay wax ni métier art bi ku mag da koy def ku ndaw da koy def mooy xam nga li am solo da ngay nekk nit ku ambitieux ci li ngay def am détermination ci li ngay def am ci fulla am ci fayda loolu rek mooy wax ji kenn mënul kenn xamul kenn du def dara waaye li am solo daal yow xamal ci li nga bëgg a dem lan la sa objectif mooy lan jéem ko atteindre muy lu baax nga mën cee yëg sa bopp ñi nga dendal yëg seen bopp say waajur entourage bi yëpp ndax nag tey jii dañoo bàkkee lu xaw a doy waar boo waxee sax ñu ne la kii jikkoy artiste la man damay ndax ça c'est pas vrai parce que jikko nit a ko yor artiste yorul jikko dëgg la ndax nit ki art bi ngay def bi ngay pratiquer du dara lu dul métier da nga koy sol dëgg la boo defee li ngay kii nga est-ce que yow mës ngaa gis benn mécanicien bu jógee atelier di sangu ba seet yore kirij di wane ne mécanicien la déedéet di nga ko gis est-ce que mës nga gis tailleur bu ñëw ba wàcc yore ciseau di wane wala yore centimètre déedéet waaw kon art métier la kon nag nit mooy yore jikkoom soit que mu baax wala mu bon mais liñ ci taamu nag mooy na yor jikko ju gën mooy jikko ju baax ndax yonent bi ci boppam yàlla jikko la ko taggee kon yàlla nañu yàlla defal jàmm ki may laaj ñi bu mu doon wax mën naa wax ci moom ba suba non xam naa loolu kon yàlla nañu yàlla defal jàmm am contentement ci seen ñëw bi ma leen di dalal jàmm fii mooy Arco Pikine jeex na sama gaay ma tegal leen ci leen dégg ngeen sa waay li mu wax lu leer laa leen di wax kon jeex ok bon garage merci maa ngi ziar bu baax waa Caaro Yëmbal TV dëgg nag moom tur boobu moom neex na ma trop Caaro Yëmbal TV ndax banlieue la te ñun fi la ñu juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu màggee te defe naa ne su ma juumul Caaro yi moo ñu jur ñoom ñëpp Pikine tali bu mag Yëmbal Caaro yi fi jiitu maanaam village la donc am ay tradition donc ñu ci nuyuwaale waa Caaro yëpp ma am fa jaar donc jaar fa compétir fa année 98 99 2000 2001 année yooyu yëpp maa ngi ko nekk diggante sant yàlla kaani gi méngoo donc di compétir foofu théâtre navétane vraiment donc moo tax seen tur bi moom nice na trop Caaro Yëmbal TV moom vraiment ñu ngi leen di ñaanal site bi yàlla na ko yàlla def télé bu mag ba banlieue bi yëpp yëg ne daal biir Caaro Yëmbal am nañ fi suñu télé bopp waaw ñu ngi leen di ñaanal aussi seen internautes yi ñi leen di seetaan yëpp ñu ngi leen di ñaanal. dëgg la waaw loolu nag xam nga ci kàttanu suñu borom la rek ndax tey mënuñoo juddoo Caaroy bi sama kër maam Caaroy la sama maam bi jur sama yaay Caaroy la dëkk sama papa Géejawaay la dëkkoon jóge fa ñëw Pikine fa la këram nekk donc ma juddoo banlieue yaroo fi màgge fi juddoo fi laa juddoo waaw man fii laa juddoo donc kon tey lu la yàlla munti def ak foo munti àgg tey fi nga juddoo munoo koo mag munoo koo gën a rëy munoo koo gën a ëpp dara ndax fa nga juddoo donc moo tax rawatina nag métier théâtre yar ñu ba nga xam ne métier bi daf ñuy teg ci yoon c'est-à-dire soo buggee mel neneen yaay mel neneen mais théâtre daf lay yar daf lay jox yar daf lay jox beneen daf lay wan fan ngay teg sa tànk ci àdduna naka nga war a mel moo tax sa question boobu noonu laa ko mën a tontoo mooy am na ñu fi gën a tukki ay dëkk te dañoo ñëw parce que tamit defe naa ne gàtt xel wala dof mënta weesu dem tukki joué ji ba ñëw di wan nit yi ne tukki naa dañ lay reetaan dof lañ lay def parce que ñun métier théâtre moo ñu yóbbu
xam nga ak nu ñu munti mel buñ dellusee dañoo war a dal ànd ak nit ñi wàcc xam ne tey ci fépp xam nga dañ ne sëñ Fallou Mbacké daan na wax ne ku diis diig te muy waxu dëgg ku diis diig donc succès warul tax nga yëkkati sa mbagg envers rawatina fi nga dëkk donc nit ni nga mel melal noonu rek tey def sa métier ni mu waree bañ a jaay kenn dara waaw bul jaay kenn nii laa toll parce que tamit tey boo fi amee rëylu waaw bis dina ñëw dañuy gas ci suuf dugal la fa de te ñun ñëpp dinañ fa jaar. waaw question boobu noonu parce que dafa doon question bi nga xamante ni maanaam posé nañ ko indi mais même kàddu bi la ñuy waxaat ci dëgg la ndax tey wane na ko ñoo nañu fekk la woon plein répétition nga dagg sa temps ndax ñun dëgg la yëg-yëg la loolu cër la léegi kon temps bi mayuñu ko dañuy def rek dëgg la léegi ñu bëggoon la laaj Arco Banlieue dañ gis ni mu doon benn mbir moo xamante ni tey jeunes yi ñu si bëri ñu ngi koy jublu ñu yeewu nag te aar jaral leen tañ xam ko ñu ngi koy jublu mais am na si ñoo xamante ni nii tey jii dañ koy sikki sàkk parce que tax ñu koy sikki sàkk amaana yàlla mooy doxalee bépp mbir bu mu jiital dina am ñoo xam dañuy nekk ci suuf di yàq mais gis nañ boobu ba léegi découragé woo chaque jour yaa ngi yokk sa pas-pas yaa ngi encouragé artistes yi ba ci ñu jot a jox artistes yi sax li nga leen nguur gi dimbalee ñun gis nañ ni képp koo xam ne nekk na Arco Banlieue ñun buñ la laajee li ñuy njëkk a wax mooy jot naa sama xaalis te loolu yow yaa ko def léegi ñu bëggoon xam ñi comprendre lan mooy Arco Banlieue Arco Banlieue lan moo ko tax waaw xam nga Arco Banlieue démembrement la rek bu jógee ci ARCOT national donc département yëpp am na ARCOT donc association la boo xam ne loi 68 bi moo ko tëgg donc di association bu lëkkale ay artistes comédiens moo xam nga ne ci compagnie moo xam ngay artiste individuel moo xam sax nag ngay sympathisant wala ngay mécène ak koo mënti doon Arco nangu na nga ñëw tey am na fi ñoo xam ne adhéré nañ Arco Pikine te duñu ay artistes bari na yàlla na ko yàlla yërëm Moussa Faye jëkkëru Adja Faye Adja Suwaadu Moussa Faye Lamine Faye yàlla na ko yàlla yërëm génn na àdduna bu yàggul dafa ñëw adhéré ak ñeneen ñoo xam ne c'est des directeurs de société ñi maire ñëw na fii ñaatam yoon la fi maire commune ñëw adhéré jënd carte de membre président assemblée nationale Mamadou Seck donc bari nañu fi ñëw fii jënd carte de membre adhéré donc léegi nag li ci des mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ŋànk association bi ñu def lu ko doxal parce que association bi ay mag a ko tabaxoon nag ñun dañ ko fee fekk dañoo ñëw fekk fi ay Sën Seen ay Moustapha Diop ay Baye Eli ay Lamine Ndiaye ay Mamadou Diak fekk fi ay yàlla na ko yàlla yërëm Thierno Ndiaye Doos fekk fi ay ñu mag ñoo xam ne suñu ay kilifa lañ ci suñu ay kilifa lañ ci métier bi taxawal association ba ñun ñu ñëw jot ci kon buñ ci jotee ñooñu fañ viser woon pour yóbbu ko fa ku ci bokk fa nga war a viser pour yóbbu ko fa donc ñun ci tànk yooyu rek lañ dox amul secret liggéey la c'est-à-dire Arco Pikine amul benn secret bu nekk ci ginnaaw wala lu ñuy def parce que transparence moo fiy dox ndax benn membre du bureau wala membre simple mënta jënd fii dërëmu xorom te ñem indiwoo facture xalaatoo ko sax waaw xalaatoo sax ñu jox la xaalisu association bi nga dem jëndi dara parce que lépp ci transparence lañ koy def donc mënuñu wax ne état bi mooy subventionné parce que Arco national je suis le trésorier national mais gëj nañu jot subvention état te subvention état biñ mujjee jot ci formation lañ ko dugal dañ ne xaalis bi sax duñ ko téye ci keesu Arco national nañ seet Arco yi ñu jël Thiès jël Kaolack jël zone yooyu yëpp Saint-Louis ñëpp dajale leen def formation te lool mooy yoon xam nga mooy association day dox ni association war a doxee donc Pikine nag mbooloo bi fi ñëw nii dama jàpp ne ku nekk da nga yaakaar ne soo ñëwee fi nga bugg a egg naam ñun sax matale wuñ ko nag ñun mënuñu leen yóbbu dañuy jéem rek ñun mënuñu leen a matalal liñ bugg dañuy jéem rek donc mais léegi nag ci jéem bi nag mooy ànd da nga koy structurer da nga koy tabax mu lalu ci dëgg donc ànd bi yëpp ci dëgg la lalu xam nga mun nañoo jàpp ne am nañ fi 25 mariage ñaar fukki sëy ak juróom takk nañ ko fi waaw 25 mariage takk na ko
tey ci suñu biir bureau membre du bureau yi le secrétaire général fi la takk jabar ba am fi ay doom yàlla na yokk le président commission d'organisation fi la takk jabar chargé de formation fi la takk jabar sécurité mën naa la wax suñu bureau rek 4 ou 5 membres bureau bi seen soxna fi la nekk membre simple yi ainsi de suite loolu dafa dem ba jur famille dafa dem ba nekk famille mooy suñu slogan nag nous sommes un la man bi ma koy wax vision bi ma amoon ñoom ñu ngi koy soog a gis ndax bi ma egsee man jël bopp Arko li ma njëkk a wax mooy nous sommes un mooy mbooloo lañ buy def théâtre de mais buñ fi toog di jëwante amul ay clan ay man kii mooy sama yaay ak kii laay mooy sama ndey dikke ngeen def clan xam nga keede moom nii rek lay solo di jëw yooyu amu fi nous sommes un mooy loo xool ci sa bopp xool ko ci sa morom donc noonu lañ àndee àndu dëgg lañ ànd te àndu dëgg moom yàlla moo koy sàmmal boppam kon yàlla na ko yàlla sàmm théâtre u Sénégal du ñu ñaanal suñu bopp rek dañuy ñaan aaru Sénégal yàlla na ko yàlla yëkkati muy côté cinéma muy côté danse muy théâtre muy discipline yëpp ak yeneen lu dul discipline Sénégal lañ bëgg mu jóg waaw dañuy ñaan yàlla Sénégal jóg gis nga ñun branche yi fi nekk bu branche bu nekk ñaanalee boppam branche ba yëkkatiku te Sénégal yëkkatiwu ko wut amut njëriñ dañuy ñaan yàlla Sénégal yëkkatiku ci côté yëpp ñu mu jóg ba àdduna bi xam leen ci lu baax xam leen ci liggéey parce que gis nga état ak population bu ñu naxante liggéey mooy maye jeunes yi fii Arko dama leen koy wax bàyyi leen tëdd seen kër yi di nelaw bàyyi leen tëdd di nelaw aar ngeen di def bu mu tax ngay tëdd ba heure bu la neex nga yeewu heure bu la neex dem wuti non teelal fajar yeewu fajar dem ñafe loo am jël bul xoola bul def ci sa xel dóora ma mun a may dara dem dóor ci sa xel bu neex nga bokk fa benn 200 000 benn 150 000 du wëy sa xel mu neex bu la mayee dóor du liggéey waaw nit ki da ngay boo surtout que nag nga nekk artiste mooy yow yaay xalaat xel yi jox xel yi ñu jariñu nga soog a jariñu yow ñun métier libéral lañu yor xam nga donc foofu buñ koy toj dafay kon ni ngeen ko déggee réew lu tax ñu ñëwoon ci moom nga xam-xam feeñ te dëggu rek moo am solo ndax kàddu yi mu fi wax nii am nañ ko si biti laataa ñuy ñëwaat kon bu dul woon dëgg duñ ko fi fekkaat kon jëmm ji mën nañ wax ni lépp loo xamante ni am nañ ko si biti biñ ñëwaatee fekkaat nañ ko ci moom ñu dese ñaari question yoo xamante ni moom lañ ko war a posé pour waxtaanee ko moom grand yàlla dala defal benn secret mun naa ni yàgg benn nit rek laa gis Sénégal muy que yàlla daf leen defal benn secret mooy amoo leen ennemi maanaam même bu leen nit bëgg bañee sax bu jàkkaarloo yéen da leen di bëgg dëgg la te xam naa ni kooku sa waay la du lim nekk sa waay moo tax ma wax la ko Ibrahima Mbaye Sopé ndeysaan dafay jëmm joo xamante ne nii yéen ñaar bu la jàppalee en sax baa mu bañ la bu doxee ba jàkkaarloo yéen loolu day dañ dëgg la lan moo waral secret boobu waaw xam nga defe naa wax nga ko sax ci biir wax bi xam nga gis nga lu ci xol lay dellu xam nga tey waxuma la man rek tey da ngaa ne Ibrahima Mbaye Sopé tey moom soo ko xoolee wala nga nekk ak moom benn fan da ngay xam ne kii xolam dara nekku ci xam nga nit koo xam ne xolam amul lu bon lu muy kiñaane nit kooku faaw yàlla defal ko fasaa ku ko gis bëgg ko parce que ak ku mu xam ak ku mu xamul yi xam nga xol boo yéenewul kenn lu bon soo sañoon ñëpp am soo sañoon ñëpp di bég soo sañoon ñëpp nekk ci jàmm xam nga xol boobu bu ko yàlla defee ci nit après nit kooku yàlla mooy sàmm xolam ba beneen xol bu ko gisee da koy sopp malgré métier ñi ngi def métier bu xaw a metti mais tamit jaamu yàlla daf cee am xam nga jaamu yàlla daf cee am mooy nit ñi bugg nañ la taxul nga yëg sa succès mooy Ibrahima bu ko xale yi taxawaloon ci mbedd nii mun na fa yendu ak ñoom tey xale yi dañuy wax ne spectacle théâtre yi xale yee ko wax jeune génération bi nee nañ spectacle théâtre yi am ñoom bu ñuy wër ba gis du ñu laajte Oto Soppé la ñuy xool suñ gisee Oto Soppé rek xam nañ ne programme bi fii la xam nga loolu dafay mandargaal ne jeune génération bi mi ngi leen di bàyyi xel mi ngi leen di jàppale mi ngi leen di former xam nga donc kon nit looy def rek ñaanal yàlla may la nga am xol bu rafet ba nit ñi ngay jox ñoom tamit ñu jël ko ci parce que lu jóge ci xol lay jëm
kon loolu yëpp nag dañ koy sante yàlla suñ borom. parce que keppaaru maam rek wane na ko. absolument dañ fa daan def di dem formation. gis nga ko. mais ni mu doon mel ak ñun. tout à fait. doon loo xamante ni nii maanaam ñun dañuy zone sax mujjee yéem. dëgg la ndax xam nga Sénégal moo demee noonu yàlla. mooy xool ki ko neex mu jiital. dëgg la mais su ko jiitalee am na ñoo xam dañuy bëgg a mel ni yéen. dëgg la mais kon li ma la wax. loolu moo fi nekk. mooy que am nañu bëggoon laaj question bi. parce que ñàkkul am na ñoo xam dama koy faral di dégg. non Ibrahima Mbaye Sopé lii. wala Leyti lii mais yéen da ngeen doon jëmm yoo xam ne même bu leen nit gisee même boo leen ko rombee sax. après dañ leen di bëgg. dëgg la te jaamu yàlla boobu nga wax noonu man dama ko ciy seede ndax barki démb. gis naa la si rek si yëmbal. dëgg la biñ demee ba waxtu julli jot timis da ngaa taxaw sa ginnaaw oto taxawal julli. ñi nga àndaloon ñëpp topp sa ginnaaw nga julli. dëgg la bi nga duggee tamit ñaax nga artistes yi. waxtaan nga ak ñoom ñu am ci fierté am ci mbégte. dëgg la kon mun nañ wax ni tey kontaan nañ. jërëjëf sa derrière moo lañ lay laaj tey la koy booleel. mooy lan moo la gën a neex diiraaw bi nga duggee ci aar ba léegi. loo xam ne aar defal na la ko mu neex la. wala loo xamante ne nii metti na la ci aar diiraaw bi ci nekkee ba léegi. waaw xam nga loolu nag dafa xaw a nekk lu doy waar. ndax métier bi ñu nekk. munoo ci ñàkk ay fakastal ay bañ naa ko ba xale yi may jiite. dama leen di wax seetlu leen samay kàddu. dina néew ngeen dégg ci diw dafa soxor. man du ma wax nit dafa soxor même bu ma xamee ne da ngaa soxor du ma koy faral di utiliser. diw dafa soxor wala nit ñi dañoo soxor. et pourtant bis bu nekk nga dund ay difficulté nit dina la ñàkk a xam sax te ngeen bokk métier bi fréquenté wu la jegewu la mu xeeb sa xam-xam day am ba dalay baatal sax baat yu ñaaw tey buñ la tuddee ci kanamam du wax lu rafet et pourtant nag nit war ngaa am maandu gu toll ni soo xamul ci nit dara nga na maandu nga noppi parce que xamoo ci moom suñ borom sax daf ñoo digal boo xamee ci moom safaan nga maandu xam nga mais nag du ñàkk tamit parce que unanimité kenn mënu ko am lu yonent bi amul Leyti mënu ko am Soppe mënu ko am Maam Mor Cuun mënu ko am keneen mënu ko am donc faaw nag ñuy am ay nit ñuy wax ci ñun mais li ëpp solo mooy boo waxee ci ñun di wax ci ñun ba yàlla boole laat ñun ñu defandoo benn bis di nga am nga bataay sama gars yi fekkee nañ bataay nit jox ma loxo fii rek yàggul baal ma àq ma ne lan la nga ne ma baal ma àq ma ne baal naa la nga ne damaa waxoon ci yow lii mais du loolu ndekete wallaahi azim fekkee nañ ko bataay li may wax bataay yi fekkee nañ ko loolu nag da nga koy sante yàlla parce que yàlla mënoon na laa def ku kenn xamul kenn du wax ci yow kon yooyu tamit mënu ci ñàkk ay pakk-pakk ay lëndëm ay yàq ay gor ay wax ay soxoran yooyu mënul ñàkk daal ci àdduna au contraire loolu sax moo lay def nga doon ki nga bëgg a doon mooy looy dugg nga dugal ci njub parce que gis nga nit sooy dem ci àdduna nga ne man kat am naa ay nit yu taxaw ñi ngi xaar lii may dugg nii ñu am ci defet da nga ciy góorgóorlu ba doo ci am defet donc gis nga ay noon wala ay ñu la soppul ay mal intentionné dafa baax nit di ko def ci boppam ne boo ko amul sax jàppal ne am naa ko pour que looy def nga bañ ko xeeb parce que mën ngaa xam nga bis bu ne nga taseeg nit mu ne la yow sama fans nga yow laay bégee gis nga loolu nga am ci tey suba nga am ci am ñaari kase yu bokkul oto ñëw soo amul dëgër laay tuuti rek da ngay yëg sa bopp te bew bi gën a bon mooy nga bew te yëgoo ko intérieurement nga bew te yëgoo ne da ngaa bew te suñu métier bew mën na ci nekk ndax bis bu ne da ngay gis ay jigéen ay góor ay mag ay paa sama fans nga dañ lay bégee yow da ngay dem ba jàpp ne man Sénégal ñëpp noonu lañ mel ci man xam nga donc loolu tamit mi ngi ci daal moo tax li la ciy metti bari na yàgg nañoo dund ay tolof-tolof dañ ko dund ba tàyyi ci ay tolof-tolof dañ ko dund di ko dund saa yoo yeewoo nag wala nga yëg ak nga ñàkk yëg saa yoo yeewoo ay tolof-tolof a ngi ci sa kanam yii da nga koy wax yii nga faj ko yii doo ko wax yii nga paas mu jàll yii mais saa soo yeewoo yaa ngi dégg ay mun naa la ci jox exemple tey association yi juddu ci théâtre juddu nañ mais du compétition ku juddu ci Sénégal nag da ngay jur dara mu juddu nga bëgg existence loolu faaw nga yàq ki fi newoon bu ko yàq déedéet te loolu daf fi am seetlu ko sax ba ci suñu groupe yi muy musique muy théâtre artiste bi bu jógee groupe bi war a dem groupe bee
faaw mu sikkal ñooñu soog a dem te ku ne da nga libre freedom pour dem kon bu dara juddoo association juddu na fexee teg dara lu am solo da ngay teg da ngay liggéey bi mooy résultat mais nekkul ne sa existence xas ñii rek moo tax defuñu fi dara nii di xas alors que ñi ngay xas yow boo toogee nga def sa prise de conscience xam nga ne ñii ngay xas liggéey nañ ci li ngay yëngu nii loo ci liggéeyagul kon da ngay dem ba raw leen nga soog leen a xas loolu laa nangu te xaste bi sax moo jaaduwul ay sànni xeer ay waxante comme du compétition daal tey ñun mun nañoo yor suñu làmmiñ lu ñu def wax ko lu ñu def ñu wax ko donc loolu benn côté leneen lay nuróol kon dañuy gën a ñaan rek ne yàlla nañu yàlla jàppale ci métier bi li ñu ci naqari mi ngi ciy am ñu ngi koy muñ te yàlla tax li ñu ci neex ñu ngi koy muñ parce que man benn jikko laa am mooy su ma yàlla di wërsëgal ma koy def sama poche kenn du ko yëg kon bu ma demee ba ñàkk amuma waruma jooytu kenn di ko yëg moo tax samay artiste dama leen di tere jàmbat bu leen toog seen kër yi di jàmbat awma lii ñàkk naa lii muñal intérieurement parce que àdduna dafa ànd ak métit dafa ànd ak bëre Youssou Ndour way na ko àdduna bi balaa nga tekki di nga léewtoo ba tas léewtoo boobu mooy mbappat gi dafa am guddee bañ a reer dafa am nekk ci aar bi ñu lay xas amoo jom kii narta tekki aar bi la topp daf ci am faaw nga dégg loolu ngay dégg nag moo lay motiver ba sa benn mbokk du la indil añ police ndax yaa jël yëfu jàmbur kenn du la indil añ police parce que yaa agressé nit jël xaalisam kenn du la indil añ police parce que yaa turian nit loolu mooy nekk sa kanam bis bu nekk ba ci njub ngay dox après nag yàlla moo dàqa seetlu dàqa maye mooy ne sama jaam bii lii mu muñ ni xaaral ma xéewaleeku kon loolu tamit ku ci am métit di ci dund ay métit mënta ñàkk mais muñal rek te dénk lépp yàlla dina baax dina baax dina baax ñu fi jot a dégg ni bu gënoon yaatu dañ fi jëlee xam-xam bu yaatu parce que daanaka résumé na lépp tënk na lépp borom xel yi lay waxal ku ko dégg di nga xam fi muy wax sama waa ji nag dafa mel ni daf ma doon topp quoi dégg nga mu ne borom xel yi la xam nga sama répétition verbal damay daw ba ci yàgg ma ne attention borom xel yi laay waxal léeg-léeg sax ma def leen signe ne leen su ma ne nii ne leen am na mbër boo xam ne baabooy mbëru Pikine la mais filingam dafa amoon lu ci nekk mooy waaw donc tic boobu dama koy utiliser ci ñoom su ma demee ci biir waxtaan ba yàgg ba xam ne ñu ngi tukki ñu ngi voyager maa ngi leen di yóbbu ñu ngi voyager ñu ngi dem damay toog ba yàgg ne gars yi su ma ne nii ñëpp a ci ànd ne nii mooy borom xel yi laay waxal amaana noonu la demee waxtaan bi yëpp boo ko déggee da ngay xam ne borom xel yi lay waxal parce que lii mooy xam-xam da ngay war a wax benn mbir nga laax ko am foo ko teg ñi ko yittewoo ñoom ñoo koy dem wëri ji jariñoo ko kon gëm naa ne xam-xam mi ngi fii nii kon ñu ngi rafetlu teewaay bi jërëjëf rafetlu ni ñu accueillir ak dalal bi ñu dalal di la laaj sa derrière mot ak lan ngay wax waa télé bi waaw di ñaan rek comme niñ ko waxee Caaroy Yeumbeul TV yàlla na ko yàlla def télé yàlla na ko yàlla def télé bu mag a mag a mag ba suñu li ñu am ci culture am ko ci sport am ko ci loi am ko ci lépp dootuñu ko jéggaani ndax nag bu ñu waxantee dëgg techniciens yi ëpp ci télé yi banlieue la ñuy fanaan si loolu yàlla moo ko def demal ci télévision yi techniciens yi fa ëpp muy monteur yi muy caméraman yi muy son muy yëpp techniciens yi ci ëpp ci banlieue bii la ñuy fanaan kon tey bu ñu amoon tey benn investisseur bu ñëw investir fii ci benn télé bu mag jël jeunes yu bari dugal leen ci donc gën a wane talent banlieue bi tamit dina am solo yàlla na ko yàlla def donc ñu ngi leen di ñaanal di ñaan tamit suñu arko bi yàlla na mission bi yàlla na ko yàlla mottali may ñu wér may ñu kàttan may ñu gudd fan ba ñun dañuy def rek ba jeexal dem keneen ñëw parce que mënuñu éternel ci association bi mënoo fi nekk di fi nekk donc da ngay nekk ba matal rek après nga dem keneen ñëw mais li ci ëpp mooy ni nga fi bàyyi na am trace
di nga fi yàgg. waaw incha allah li nga fi bàyyi na am trace. ndax yow jot ngaa liggéey yoo xamante ni boo demoon sax yow doo fi màgget donte doo demagum léegi. léegi rek la ma kii indil lañ ma indil loo xam ne. benn partenaire moo ko tiré. léegi rek la ma ko Gilles Baro indil membre ARCO la. benn partenaire bu fi def formation. dëkk Pologne. léegi la tiré na ko jotuma lay ci. mais am benn mi ngi ni léegi kii nii gis nga ko kii nii te dafa baax yu mel nii ñu wane ko kii appel à candidature la boo xam ne ambassade France ak institut français ñoo ko def pour acteurs yi dem ci site bi déposer seen projet pour ñu mën a jàll am ci projet bi lii dafa baax léegi rek la ko ab nasaraan bu ne fële moo ko yónnee fii ne nañ gaaw daal di koy dugal pour moom mu appuyer ko sax la wax pour moom bu ñëwee Sénégal mu appuyer ko pour que mu jàll kon nag day baax duñ la jox lu baax rek nga jël da ngay tas kon fexe leen lii na ngeen ko tas wax acteurs culturels yi nañu structuré wu dem ci projet bi jéem a dugal ci appel à candidature bi ku ci sa wërsëg nekk nga jël yàlla na yàlla yoot gis nga xam nga kii waruñu koo man yàlla na yàlla ma kii artiste banlieue bi ñëpp war nañ koo delloo njukkal parce que lii du pour moom parce que moom rek feesu ko mais gis nga lim def yaatal na ko ba ñun ñëpp ñu mën cee jël di wax ni tey émission bi ñu leen indi doon tey muy Art de la Jeunesse fii lañ yem ak moom tey ba beneen numéro incha allah